di wax rek ne am na ay baat yu mu wax yoo xam ne man ni mu ko simple wul noonu comme ñoom li ñuy wax laïcité mooy dëkk boo xam ne ku bëgg a nekk jullit ku bëgg a nekk catholique nekk catholique loolu du laïcité mooy génnee loxol yàlla ci nit ñi ñuy dunde loolu lay tekki mooy dund gi daa compliqué ba dépassé yàlla ñu ne bàyyi yàlla bàyyi ñu réglé ko suñu bopp loolu mooy laïcité parce que loolu ko jur ay nitu diine yu doon dugal seen mbir ci dund Europe te fekk la ñuy wax du dëgg ba empêché développement scientifique yi nekkoon Europe la waa Europe xeex leen ba jële leen fa ne comme ñoom yàlla ji ñuy wax ne mooy seen yàlla li caaxaan yi lay wax kon nañ ko génne suñ dund loolu nag ñu defee ne fu ñu dem foofu lañ moom loolu mooy laïcité kon laïcité du na julli bu dundee ñu war a dundee laïcité li muy tekki mooy na yàlla génne loxoom ci suñ dund loolu mooy li wér bi ci des mooy laïcité mooy normal que léegi am na ay catholique yu nekk fii buñ dundee loolu wax naa ko ba tey aéroport boo déggee xam nga fii du catholique yi ñoo ragal ñu dund lislaam jullit yi ñoo ragal ñu dund lislaam sama jullit yi nag dañuy làqu ci kaw gannaaw catholique yi parce que catholique yi amuñ problème ci islam amuñ ci problème mun naa su ma nekkoon ma jàng léegi texte bi yonent bi defoon wafdu Najraan wax ko ne ko du ñu changé dara ña fa nekkoon ay labbe ñooy nekk labbe ña fa nekkoon ay sëriñ ñoo fay nekk sëriñ seen jàkka yi nam meloon bàyyi leen ko noonu su ngeen bëggee sax ñu tabaal leen jàkka loolu amul problème ci l'islam catholique yi amuñu problème ci l'islam wax naa ko ba ne même yi ñuy jëfandikoo te l'islam mayewu ko suñu ko ñàkkee état bi devoiram la mu defal leen facilité ñu am ko moo xam ay mbaam lañ wala sàngara état bi la donc catholique yi amuñ problème ci état yi sax xam nga moo kan moo am problème ci état yi jullit bi bëgg a nekkee jullit ni mu ko neexee te ñu ne ko doo ko fi nekkee kooku am problème moo tax bu ñu nekkee bu l'islam àttee fu catholique jëm li mu ci jublu mooy bu l'islam àttee ñun fu ñu jëm loolu la ci jublu loolu la ci jublu loolu dafa war a leer parce que tam naxaate bi dafa yàgg da benn waaye dama ko aéroport booba alternance amagul ma ne ko bu PDS gagné PS fu waa PS yi jëm mu ne xujj di ma xool ma ne ko du ñoom fenn fii la ñuy toog système bi mooy changé mais kenn ku ne la nga nekkoon ngay nekk orientation ñooy changé effectivement bi alternance amee li Wade di bëgg soppi am na ñoo xam ne fa mu nekkoon fa la leen bàyyi parce que ñooñu c'est pour l'État ñooñu c'est pour la nation donc orientation ñooy changé kenn du changé bàyyi leen wax ji te bàyyi caaxaan yi su fekkee da ngeen bëgg continuer di naan sàngara te l'islam du leen condamné loolu moom ndaw jublu ma ci kenn alhamdulillahi alqaa'il huwa ansha'akum min al ardi wastaamarakum fiha mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xanaa jël kàddu rek ngir ndokkeel sëñ Abdou mi nga xam ne ñëpp a ko ameel njukkal sant mbokk yi fi teew yëpp sant oustaz Dame ak mbokk yi ci liggéey dama wax ne kaw suuf si nuy dund yàlla nee na moo nu ko dénk nee na moo nu ko dénk nu war koo mottali la ca des taxaw ci defar ko waaye taxaw ci defar ko waaye it jàpp loxo képp ku ko nar a yàq ñu jàpp sa loxo ab jullit sañuta bañ a defar ci kaw suuf waaye itam sañuta seetaan kenn mu yàq ci kaw suuf moo tax moom ba mu juddoo rek nekk ab jullit la am responsabilité defar googu ñu koy defar nag dafa laaj tànn ay njiit ci waxtu jullit dundam gépp wut lu tax bu teexee tabbi aljanna mooy mission bi gën a rëy ci moom yàlla wax ne ñett salaasatun laa yukallimuhum allahu yawma alqiyamati yàlla ne am na ñett ñoo xam ne yàlla du wax ak ñoom yawma alqiyam du leen xool du leen sellal wa lahum azabun alim te ñi ngi ci mbugal ñett ñooñu mu ne ki ci njëkk mooy rajulun baa hurran fa akala thamana mooy ku jaay benn waay lekk njëgam boo koy wax ci Sénégal dañuy defe ne yaa ngi wax ci traite négrière ñi daan jaay jaam ñi léegi kenn dootu jaay jaam ñi ñuy jaay mooy ay citoyen ay gor ay citoyen ay
membre benn parti ay taalube ñooy ñëpp léegi ñooy ñi ñuy jaay ay dootu ay gor dootu ku ñuy jàpp yeew loxoom di ko jaay mooy koo xam ne dafa jaay benn waay moo tax bu élection yi ñëwee da ngay gis kenn ku ne di wane ni mu toll pour suy waxaale ñu mën koo fay njëg ko tam moo tax responsabilité bi yàlla lu nekk wax na ko mu teg ca koo xam ne dafa am dëkkandoom am soxna mu mooy yàlla ak soxna sa ñu ca la musul ñetteele ko boo xam ne moog bi njëkk daanaka benn lañ waa joo xam ne baayaa imaaman aw raisan aw laa yubaayi'uhu illa li dunya mooy koo xam ne dafa woteel buur boo xam ne wala président boo xam ne wala député boo xam ne gisul ci moom compétence gisul ci moom jub gisul ci moom ragal yàlla la mu yoree tax mu woteel su ko joxee mu ànd ak moom su ko joxul mu fàq wala mu def ni ñu koy waxee transhumance léegi dégg naa tax ñu tudde ko benn terme waaw ngoor bi ci des mooy jël responsabilité du gan ci réew mi mbokk yi wax nañ ko ci sëriñ Abdou ak bokkam yi Cerno Saïdou ak seen mbokk yi waaye sëriñ Aadi moo ci mujj 28 février 1968 la bind lettre sëñ Fallou ne ko las naa ru'asa al jumhuriyyin dafa bind sëñ Fallou lettre ne ko duñ ay président de la république bugguñu ko liñ ama ko gën waaye nag nii réew mi doxe su fekkee taxawuñ ci kanam njaboot gi wax ñi jiite ñu jub te jaar aw yoon buñ dajeeg yàlla ci kanam yàlla danañ wax yàlla lu taxoon ñu am taxaway li ci des nag mooy sénégalais moom foo ko waxee rek mu ne yàlla baax na yàlla danañu xettali yàlla dana ci wax yàlla bëgg na jullit ñi waaye yàlla nag moom day buur boo xam ne dafa wax ne du ma defal kenn lu man def leen li ngeen man ma defal leen li ngeen mënut mooy li sëñ Baye Jaxate wax mu ngi yedd Sénégal yi naan te yàlla kan mën na lu ne waaye nag du tax mu def lu ne ngir sàkk na dëkk fu ne sàkkal ko it yoon wa ca jëm dëkk bu waay suubu ngiram te taxawul dana ca dem yàlla li lay di dogalam te kenn du soppi dogalam aljanna nag ak topp ci jëm sawara ak moyo ci jëm ñaari barab yi boo ci jëm dalal suubu am ngiram asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Je crois que comme ni ko tubaab waxee dafa ni le temps nous est compté bu ko defee kon dafay jaar ñu bàyyi xel ci temps bi nuyoo yi ñu bëggoon def yëpp dañ koy teg ci loxo sëñ Abdou mu jox ko ñëpp rek. voilà léegi dafa am Baye Cheikh Khady dama doon dégg ñu di ko wax mais musuñu toog musuma jàkkaarloog moom mais daanaa dégg nit ñi wax ak moom te it milieu boo judd bu ne aussi ña ca ne am ca njariñ da nga leen xam mais loolu dëpp ajuwul ci ni da ngay bokk ak ñoom jotaay wala nga xam ne dëgg-dëgg mais témoignage yooyu dafay doy mais li gën a tax ma xam ni ku amul moroom la sëñ Abdou Mbacké bokk na ci sëñ Abdou bokk na ci ñi tax ma gëm ni waajuram Baye Cheikh Abdou nitu dimension la woon ci dimension yi kaw yi nekkoon. pourquoi lu simple laa koy expliquer sëñ Abdou dafa réussir li xamante ni moom moo war a tax sax moom moo tax ñu naan citoyenneté. c'est quoi mooy lan puisque léegi-léeg nit ñi dañuy compliquer lu compliqué wu. puisque dañoo bëgg trop di dugg ci téere yi jàppe téere yi àjjana téere yi du àjjana espace su xam-xam la espace boo xamante ni ku ci ne sa xel ngay wax wala sa xel mu rafet moomu nag mën na rafet ci yow waaye ñaaw ci dégg-déggu keneen lenn rek lañ fi nekk képp koy wax di nit muy ci soobu ci wàllu xam-xam li ñuy tudde production du produit du sens jeex na da ngay wax loo xam ne rek am na sens mais loolu am sens ci yow wala mbooloo mi nga àndal wala ñi la gëm wala ñi la bëgg mën naa bañ a am sens ci ñeneen loolu la ñu war a xam ba tax na kon moom li may wax citoyenneté pour nit ñi mën ko dégg ci dégg bu yomb ni citoyen la mooy dafa réussir loo xamante ni nee naa dinaa ko waxaat loo tax ma teg ma xam waajuram kan la woon mooy lan sëñ Abdou réussir na lenn mooy réussir na boole ñëpp mooy boole na
ñi xam ni dañuy seen xam-xam dafa jëm ci wàllu arabe ñu leen di tuddee oustaz yi arabisants yi waaye fexe na réussir na aussi ba ci biir kër këttam mu dugal ci aussi ñi ñuy tuddee homme politique xam ni ñoo ñuy gouverner waaye fexe na aussi ba dugal ci pencam ñi ñuy tuddee ay intellectuel muy universitaire mbaa keneen ku mu mënti doon loolu nag mooy citoyenneté puisque sans citoyenneté mooy ki xam ni am na wàll ci cité bi waaye mooy ki xam ni aussi dafa war a amal njariñ cité bi danaa expliquer ñaar pour ci gàttal loo xam ne daf ñu permettre mbir mi gën a leer puisque dañuy dugg ci définition te li gën a jafe mooy définir nit ñi nag parfois bu ñuy définir daf ci am ñoo xam ni seen définition ma ngay jëm ci étymologie maanaam mot bi nañ ko ca njalbeen nañ ko doon tuddee alors que mots yi li leen di créer contexte mooy jox sens mooy amul benn définition boo xamante ni am na sens am na njariñ mbaa manees na koo dégg bu fekkente ni indiwuñ ko ci contexte bi kon dañoo war a jàpp ni li ñuy définir souvent fan lay amee sens wax naa contexte bi dañuy indi contexte bi mais boo indee contexte aussi dafay jaadu ci nga convoquer histoire boo leen boolee ci ngay xam ni amul lenn lu nit di wax loo xamante ni mënul am glissement de sens wala évolué wul dans son sens n'évolue pas dans le temps moo tax ci loolu laay ñëw pour mu leer gis nga wax nañ fi laïcité dinaa ci ñëw puisque c'est des choses qui nous interpellent laïcité problème communication la ak définition moo tax kenn dégg ko mot bi terme bi sens ba mu doon signifier ca njalbeen mënatu ko signifier loolu dem na ci ba li ñuy tuddee démocratie mais dem na aussi ba li ñuy tuddi citoyenneté mën nañ cee ñëw bu ñu neexee li xam ne nag dafa jëm ci wàllu diine du ma ci wax kooku dama koy bàyyi ak yéen mais am naa droit li xam ni sama xam-xam jëm na ca même aw ma mën a ful ko kii nag mais mën naa ci wax dara mooy citoyenneté mais mooy engagement te ñett la woon da ngeen di citoyenneté engagement ak religion benn bi génn naa ko bàyyi koog ñi xam ni ñoo ma ci gën a spécialisé bi ci def nag am naa ci tuuti xam-xam li ma ci xam dana jaadu aussi li ma ci xam ak ni ma ko gisee ma wax ko mais muy gis-gis boo xamante ni du benn gis-gis rek ku ne mën nga cee am gis-gis bu la neex te loolu dëgg-dëgg mooy démocratie mais citoyenneté aussi mooy bàyyi nit ñi ci seen liberté amul benn citoyenneté bu ñu mën a teg dëgëral ko feek tënkuwul ci liberté c'est d'autant plus vrai que ñaari citoyenneté moo am wala ñaari citoyen moo am citoyen boo xam ne dafa actif ak citoyen boo xam ne moom dafa passif citoyen bi actif mooy kan mooy ki xam ni dafa jël boppam yoole ko réewam c'est-à-dire may ko réewam sacrifier boppam pour réewam li xamante ni nit ñi defatuñ ko loolu sax moo indi tey aujourd'hui mais mot bi am na beneen signification bu mu jël léegi mooy lan bu ñu nee citoyen sax dañuy dem ba jàppee ko ñu xam ni ñu ñàkk fayda ñoo xamante ni amuñu benn pouvoir amuñu benn njariñ ci réew mi mooy glissement sémantique yi xamante ni dafay am ba parfois di réeral nit ñi ma dellu si ci laïcité problème mu laïcité encore une fois problème mu définition la am dañ ko andi ñi ko njëkk a définir dañ ko définir woon noo xamante ni ñëpp ànduñu ci woon xamoon nañu objectif yi jarul ñuy dellu ci objectif yi mais nekkatuñ ci loolu dañoo nekk ci beneen époque boo xamante ni sens bi forcément dafay changer te buñ ko intégré wul ñun ci suñu bopp ñooy am problème toujours ak mot bi alors que mots yi amuñu problème nit ñi leen di définir ñoom ñoo am véritablement problème laïcité en moo tax dama ci waxtaan ak mu am Thierno Cissé bokk fii di linguiste université ñu ciy waxtaan man ko problème définition la nit ñi foo tuddee laïcité rek nit ñi féete soow alors qu'en réalité puisqu'ils sont restés dans le sens étymologique bi mu njëkkoon a am xam nañu objectif ñi xam ni ñoo ko créé seen objectif xamoon nañ ko objectif boobu ñëpp ànduñu ci léegi mot bi am na benn signification boo xam ni buñ ko intégré wul dañ ay xuloo xeex la ay nitu diine danañu xuloo xeex waaye ñu bokkul diine danañu xuloo xeex ñu ni kon duñ koy définir mooy dañuy jàpp ni daal mooy ndey ji seex rek ndey ji seex mooy en réalité laïcité buñ ko déggee noonu ku ne da nga am place di borom diine bi ki ne ci lislaam kenn du ko tere lislaam ki ne ci beneen diine kenn du ko tere ku nekkul ci beneen diine ñu bàyyi ko pratique am l'essentiel mooy ñu fexe ba yow li xamante ni moom nga sa droit ñu jox la ko nga am ko nga dundal ko wasalaam